asalaamaaleykum mbokk yi waa Diaspora Vision ñoo ñëwaat tey ci beneen numéro bu bees tey ñu ñëw bëgg a wax ci immigré yi nga xam ne ni dañ bëgg a retourner seen réew ñu jéem a indi suñu xalaat wax ak état bi pour ndimbal boo xam ne ni mun na ko dimbale immigré yi pour bu ñu retourner seen réew pour mun a investir def dara loo xam ne nii ñoom dinañ ci jëriñu ñañ daan dimbale biñ nekkee bitim réew dinañ ci jëriñu état bi aussi dina ci jëriñu ndaxte ñoom ñu ngi dimbale état bi waaye état bi dimbalewul leen te immigré waxuñ état bi dimbale ko pour jël xaalis jox ko ndaxte gis nañ ces dernières années état bi di joxe ay fonds ci immigrés yi nga xam ne ñoom ñu ngi à l'étranger comme France comme États-Unis comme Espagne Europe Amérique ñu gis état bi génnee xaalis bu takku di leen ko jox te muy ñoo xam ne nii ñoom au moins am nañ moyen boo xam ne ni mun nañu am nañ possibilité boo xam ne mun nañu retrouver liggéey ba pare yow nga jëlate xaalis Sénégal ñëw di leen ko joxati xaalis boo xam ne nii du leen jëriñ dara ñu suñu xalaat bu gàtt mooy xaalis yooyu noonu nga xam ne ñoom ñu ngi koy jël ne dañ koy jël di ko yóbbu ci immigré yi ci bitim réew xaalis yooyu dañ ko waroon dugal ci kees foofu au Sénégal kees yoo xam ne nii dañ naan kees bi pour aide aux immigrés laay doon ñi nga xam ne ñoo retourné parce que bu ma ne kees boo xam ne pour dimbale immigré yi retourné la xam nga dañuy wax tout le temps ne immigré bi retourné ñëw def investissement yam kooku mooy immigré bi nga xam ne dafa retourné ak xaalisam peut-être kooku xëy na mun soxlawut ndimbal ci état bi kooku bu amee xereñam boo xam ne ni moom la ñëw ak xaalisam boo xam ne mun na ko investir bu état bi jaaralee yoon rek teg ko taxe yi mu ko war a teg xëy na moom dina ci génn waaye man su may wax mooy immigré bi nga xam ne dafa yàgg fii doon góorgóorlu te yàlla mayut ko lu alal joo xam ne nii mun na retourner ci réewam investir man foofu lay interpeller état bi pour moom mu am kees boo xam ne nii immigré yooyu nga xam ne jógee nañ fii yi nga xam ne yàgg nañ fi am expérience mu óor leen ne ñii kat bu ñëwee mun nañu ba ma leen joxee fonds dinañ ci mun a defar loo xam ne ni dina jur ba pare delloo seen fonds bi ñu leen joxoon parce que il faut ñu seet koo xam ne bu ñu ko joxee dina mun a liggéey pour delloo ndaxte fonds boobu dafa war di tourner ba pare di jur ndaxte immigré yi képp ku ñëw rek mun na la ëmb ba tax na ma ne kon xaalis boobu noonu nga xam ne ni ñu ngi koy joxe immigré yi nga xam ne ñu ngi bitim réew comme Europe ak Amérique xaalis boobu bu ñu ko defee ci kees ñiy retourner ci bu ñëwee ku indi projet bu viable ñu ñu jox la ñu financer la ko su ko fu ñu la ko financer yow yàlla mun na dimbale peu d'années rek nga mun a delloo liñ la joxoon su ko defee ñu mun a jox keneen donc état bi même kees boobu noonu nga xam ne moom laay wax ne mooy xaalisi état bi nga xam ne moom la jël di ko fa def sax mun na def politique boo xam ne nii xaalis boobu noonu di nekk ci kees gi du nekk xaalis boo xam ne nii ci état bi lay jógee mun na nekk xaalis bi nga xam ne nii immigré yi seen bopp ñoom ñooy yónnee ci Sénégal parce que système la xam nga xaalis mooy jur xaalis te xaalis yaa une somme boo xam ne nii boo ko gardé ci banque 2 jours rek dina la jural benn bénéfice boo xam ne nii bénéfice boobu noonu mun na la jëriñ léegi fonds yooyu may wax di kees boobu ma nga xam ne moom laay proposer état bi pour mu def ko nee naa leen kees boobu mun na bañ a nekk xaalisu état bi sax bu état bi moo war a jël ay nit ñu compétent ay économistes yoo xam ne ni xam nañ seen liggéey mën nañ seen liggéey ba pare sérieux nañ
milliards yi immigré yi di dugal Sénégal milliards yooyu mun nañ koy gestionner d'une manière que am na benn pourcentage boo xam ne nii dañ leen ko jël di ko dugal ci kees pourcentage boobu noonu ñuy jël di ko dugal ci kees googu ñu koy dugal dina mun a jur finalement dina mun a jur xaalis boo xam ne nii bépp immigré bu jógee bitim réew mun nañ ak sa projet bu leer te indiwuloo xaalis waaye indi nga xam-xam rek mun nañ la financer pour yow nga liggéey ci léegi nag loolu ay mécanismes yoo xam ne état bi moo ko war a teg la waaye warut a seet rek immigré yaa ngi dugal ba tout le temps débat yi boo dégg ñu la immigré yi il faut ñu fonk leen puisque immigré yi ñu ngi dugal tant de milliards par an ci réew mi tant de milliards yooyu anamu dañ koy dugal seen mbokk yi waaw baax na dañ koy dugal seen mbokk yi mais moo tax may leen xaalis boobu ñu dugal seen mbokk yi amul benn xaalis boo xam ne ni génn na ci banque dugg ci banque te jurul dara toujours transfert dafa am lu muy jur banque ba la koy fay dafa am lu mu ciy jël dégg la loolu mu ciy jël nag état bi moom moo war a teg ay mécanismes yoo xam ne nii daf koy séddoo ak banque ba loolu moo tax ma ne leen kees googu noonu doo xaalis contribuable bi nga xam ne moom lañ war a jël di ko joxe comme ni ñuy def actuellement politiciens yi di jël xaalis bi di ko jox seen militants yi nekk ci diaspora bi waaye na nekk xaalis boo xam ne nii xaalis biy dugg Sénégal ci la ñuy jël di ko dugal ci kees comme ni banque yi di ni ngay dencee xaalis ci banque bi mu jural la noonu lañ ko war a defee ba nga xam ne ni kees gi dina toll foo xam ne ni dina mun a financer immigré yi nga xam ne ni am nañ projet yu viable waaye état bi ñun immigré yi dañ gis ne jéemuñ dara pour loo xam ne lu ñu jëmale kanam la immigré bi mu jógee Sénégal ba ñëw fii moom mu ngi seet lu ko jëmee kanam te mu ngi seet lu jëmee kanam way juróom ñi nga xam ne ñoom la bàyyi gannaaw boo gisee équilibre bi am Sénégal ba ñu ñàkk ñi nga xam ne ni jóguñu révolté wu loolu immigré yi ñoo ko waral parce que immigré yi ñoom ñoo leen di jàppale famille lu mu ñàkk bu amee benn doom bu nekk bitim réew rek walla cousin sax bu nekk bitim réew rek di nga gis léegoo-léeg mu dimbale la léegoo-léeg nga am lu jàmp wax ko mu yëkkati jox la su ko defee bu ko defee nga dal loolu moo dalal réew mi donc gannaaw nag état bi gis na ne immigré yi ñu ngi dalal réew mi ci côté boobu noonu ñoom tam dañu war a teg benn politique boo xam ne nii politique boo xam ne nit ki bu jaaxlee bu gannaaw mu ngi laay jox tout le temps di la jox bés bu jaaxlee bu ñëwee yow tam nga mun ko jox dara waaye état bi jéemul dara fi mu nekk ni bu loo munti def ci sa réew loo munti def ci alal bés boo ñàkkoon tam dañuy toog di la seetaan boo waxee ñu ne sa mbokk yi nga doon jox ñoom nga ñàkk ñu daw la dawuñ la puisque dañ amut luñ la jox parce que ñoom dañ ñàkk yow yaa amoon yaa tane nga leen di jox léegi yow boo demee bu mënutoo leen di jox bul xalaat ñoom ñu jox la kenn bu fekkee amuñ ko bu fekkee yow yaa leen la jox xam nga état bi gis nga leen niñ mel soo waxee immigré yi tout le temps dañuy xuloo loolu boo waxee ñu ne sama mbokk yi lii sama mbokk yi la mais ñun suñ état yi ñoo amul politique bu mun a jëmale réew kanam suñ état yi ñoo amul xalaat boo xam ne nii mun na jëmale mun na tax suñ société bi suqaleku yooyu man moo tax nag ñun waa diaspora bi ñu ne bu ñu doon déglu ñu leen di xelal yaakaar naa ne bu boobaa réew mi dina xaw a tane ndaxte lañ fay gis depuis indépendance ba léegi amul changement dafay gën a bon te nag yaakaar naa ne réew buy avancer àddina bi di avancer nation bi population yi aussi dañu war a avancer mais xalaat bi ñuy xalaat ñun diaspora bi am nañ ay xalaat boobu xëy na nekkul ci sénégalais yi nga xam ne gisuñ li ci biti waaye ñun ñi nga xam ne ñu nekk ci biti ñan lañ mun a jàkkool pour mu def changement bi mooy état bi
donc état bi nañ ñu may nopp tuuti déem a changer politique bi nga xam ne nii moom la ñu defee système bi nga xam ne ni moom la ñuy gouverner ñu jéem koy changer jéem a seet beneen yoon boo xam ne ni population yi ñëpp dinañ si gis seen bopp waxuñ socialisme mais li ñu wax rek mooy képp koo xam ne nii produire nga li nga produire nga jëriñu si ki la ëpp wërsëg mënuloo em ak moom parce que moo la ëpp wërsëg loolu la yàlla do bindee waaye état waru la wax mukk ne yàlla mun na lépp mais deful lépp loolu état waru ko du waxi état loolu tout le temps nag politiciens yi dañ koy wax boo waxee ñu ne loolu yàlla sax munu ko yàlla mi nga xam ne moo mun a def lépp sax deful lépp bokkul yàlla moo xam li tax mu defee noonu waaye yow mi nga xam ne politicien nga yow nga xam ne yow yaay njiit yow ba ngay jox ngay laajte pour ñu jiite la pour ñu jiital la da nga ne da nga émale ñëpp kon nag bul wax ne yàlla munut yàlla sax defut noonu yow ba nga ñuy laaj dang nañu bu ngeen ma falee yéen ñëpp ay em dinaa defaral ñëpp bien vrai que xam nga ne munul leen ko waaye yéen a ko wax kon nag bu ngeen ko waxee au moins ngeen jël yoon boo xam ne nii ñun dinañ gis ne yéen kat yéen a ngi jéem yoon boo xam ne nii pour émale ñëpp la su ko defee bu boobaa rek ñun dinañ leen mun a considérer valoriser seen liggéey loolu tax na ñuy ñaan ñu ne yéen ngeen jéem a changer politique bi jéem a gestu ñi nga xam ne nii ñu ngi dugal ci seeni alal ñu ngi koy dugal ci réew mi amul benn immigré bu nekk bitim réew li mu yor yépp mu ko yemale fa mu nekk amut immigré boo gis rek mu ngi def weer bu dee balaay dara di xew balaa muy lekk xalaat na njabootam sa réew ma pour seet lan la leen di jàppale soo ko ñaanee sax boo ko téléphoné ñaan ko sax dina la ne yoruma waaye bu ne yorum fekk yorut mais bés bu yoree rek xelam si yow laa njëkk a nekk dina jéem lim si mun mu def ko mais yooyu yëpp manque d'organisation état bi la moo tax ma ne état bi ñoom nañ jéem a seet ba def benn kees googu noonu dinaa ko répété di ko répété waat kees googu noonu ñuy def Sénégal kees googu nañ ko fa teg pour les immigrés kees googu noonu bu fa toogoon 1 an rek te amul benn financement bu ñu defal immigré rek 1 an boobu muy def sa banque ba dina fa jur loo xam ne nii mooy xam ngeen bénéfice yi banque yi di joxe bu ko defee nag mu nekk fonds boo xam ne nii day rouler ku ñëw rek ak projet boo xam ne nii bu leer la projet boo xam ne nii bi wóor na leen ne lii nii nit mën a si investir yoon la nga financer ko léegi tegal ko ay conditions su ko defee moom bu demee liggéey après ñëw delloo ngeen continuer jox keneen waaye daal bugg nañ ngeen arrêté xaalis bi nga xam ne nii moom ngeen ngi jëlee xaalis contribuable bi wala xaalis boo xam ne da ngeen ko leb te contribuable bi moo koy fay ngeen di ko yóbbu bitim réew di ko jox ñoo xam ne nii au moins bu ñu xëyee dinañ am lu ñu lekk au moins bu ñu góorgóorloo tuuti dinañ gis ku leen jox liggéey au moins buñ amul liggéey sax am nañ ñoo xam ne ni mun nañ leen di jàppale état yi bitim réew ñu ngi leen di jàppale ñooñu waruloo ni jël benn 500 euros benn 1000 euros benn 1500 euros di leen ko jox te du leen jëriñ dara ba pare duñ ko delloo parce que man toog naa discours dégg ñu ne voilà kuñ jox boo delloowu duñ la joxaat loolu mooy bu man soo ma joxee du ma la joxaat parce que même su ma dellooyee doo ma joxaat man noonu laa ko gisee puisque soo ma ne su ma la joxee soo delloowut du ma la joxaat boo ma ko joxee dama koy lekk toog parce que xam naa ne su ma la delloo itam am na ñeneen ñu taxaw di xaar pour nga jox leen loolu du xelaat du wax jël leen xaalis boobu noonu dugal ko ci Sénégal biir Sénégal dugal ko ci Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal dugal ko ci baykat yi dugal ko ci jigéen ñi nga xam ne ni ñu ngi xëy njël di topp marché jën yi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi jël njël di jóg njël di jël oto yi di dem
di uti luñ dundalee seen njaboot jigéen ñooñu ngeen war a financer mais jigéen ñi ngi nekk Europe jigéen ñi nekk Amérique waruñ leen financer du yoon pour ñu financer leen loolu kaas naa ko depuis bañ ko commencé depuis bi ngeen waxee affaire yi kees fees bi man intervenir naa si benn rajo bu nekk Amérique di contre ko ne kuñ ko jox bul ko jël kuñ ko jox buñ ko jël bu fekkee ne ay góor lañ rek waruñuy laal xaalis boobu noonu xaalis boobu ñuy joxe du xaalis boo xam ne nii bu ñu war a jox population yi nga xam ne nii ñu ngi si diaspora bi la xaalis boobu gannaaw Sénégal la jógee nag xaalis bi yem Sénégal naka la mun a demee di leb xaalis bitim réew di ko indi si réew mi ba pare di ko jëlee di ko yu génnewaat bitim réew di ko joxe ay nit ñoo xam ne ñu ngi si diaspora bi ñoo xam ne nii am nañu ay moyens même bu fekkee ne amuñ liggéey état yooyu ñu ngi leen di dimbale loolu du xalaat yëfi politiciens yooyu nañ ko bàyyi. man daal li ma leen di ñaan mooy ngeen jéem ak seen kéemtalaay kàttan changer politique bi ngeen di politique jéem a xalaat naka la réew mi di jëmee kanam réew mi nag li koy jëmal kanam mooy nit ñi production bi nit ñi di def pour nit ñi produire nag il faut ñu am ay moyens yu ñu produire moyens yooyu nag mooy xaalis gannaaw am ngeen ay fonds yu ngeen mun a jël di ko tasaare leen ko si ñi nga xam ne am nañ ay projets yu leer ñooñu jéem ko investir si projet yooyu noonu mu jur dara ba pare ñu créer ay emploi réew mi mun a tane tuuti waaye immigration dafa métti léegi métti boo xam ne nii waru ñuy toog rek dépendre si ñoom te bu ngeen seetloo dernièrement am na immigré yu bari yoo xam ne ñu ngi ñibbi ñoo xam ne yàgg nañ fi waxuma la sax immigré yu bees yi mais immigré yoo xam ne yàgg nañ bitim réew munuñ am loo xam ne ni mun nañ si toogee seen réew te ñu ngi bëgg a ñibbi seen réew donc léegi ñooñu nag bu ñu leen mënoon recenser laaj leen ñu def ay projet bu fekkee ne ñoo xam ne amoon nañ métier la bitim réew ñu jox leen ñu investir si métier boobu noonu yàlla mun na leen jàppale ba li nga xam ne nii ñu ngi koy def loolu mun a jur bu ko defee ñëpp ñu bari xaj si seen mbokk yi nga xam ne ñoom lañ leen dimbale am fu ñu jàpp ñoom tam xaj si loolu daal moo taxoon ñu ne dañ wax si numéro bii tey jéem a alerter état bi si côté boobu noonu mu jëm si xalaat jéem ut ay expert am dugal leen si ñu def étude xool naka lañ mun a def ba pour financer ak financement yooyu fan lañ ko mun a générer bu ko defee kees googu noonu mu nekk loo xam ne ni dina jëriñ immigré yi nga xam ne ni ñu ngi daan yónnee seen xaalis weer wu dee ñu dugal dara mu dem Sénégal weer wu nekk mu ñu dugal dara mu dem Sénégal loolu banque yi ngeen si war a contacter wax ak ñoom xool pourcentage boobu ñuy am si xaalis boobu noonu immigré di dugal ñoom ñu leen si jox ngeen koy dugal si kees googu noonu ba tax na bu ngeen jàppee foofu jéem a def étude yu leer yaakaar naa ne dina mën a jëriñ ñun immigré yi nga xam ne nii ñu ngi bëgg a del si ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñu dégluñu te jëriñoo ko wasalaam